أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokku Sénégal ñu ngi leen di nuyu ci seen émission bi ngeen xam ngeen ànd ceeg seen mbokk Imam Dramé ci seen kaddu point sn muy actualité de la semaine. Actualité de la semaine nag comme ni ngeen ko xamee lépp loo xam ni xew-xew la rek xew-xew jamono la dañ koy waxtaanee moo tax nag tey xam ngeen ni réew mi moom li wolof naan li ay di jàmbat tey liy jàmbat bi mooy Alioune Sall ak pétrole bi Alioune Sall ak pétrole bi ndax tey ragal naa ni àdduna bi yëpp waxuma Sénégal mais àdduna bi yëpp loolu la ñuy waxtaanee loolu nag dañ ko war a jël au sérieux ndax avenir u réew du caaxaan mbokk yi te lii ñuy waxtaanee du affaire politique du affaire Alioune Sall du affaire Macky Sall du affaire opposition mais lii avenir u Sénégal la parce que nag Sénégal xam ngeen ni dafa bokk ci réew yi gën a ndóol ci àdduna bi yàlla nattooñu ba ñu amee indépendance ba tey dañ ñuy dimbali réew yi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo amandoo woon indépendance tey ñoo ñuy dimbali kon bu ñu yàlla dimbalee ñu ni pétrole feeñ na ci réew mi loolu chance bu rëy la waaye nag na fekk nag ñu jaarale ko ci ni mu war a jaar maanaam ñu jaarale ko fi mu war a jaar ba askan wi ci boppam gis ci seen bopp man nag dama bëgg a bokk ci sénégalais yi nga xam ni lu mu metti metti rek damay wax pour sama peuple damay wax pour sama réew man sama slogan mooy le Sénégal d'abord avant kenn ñuy xool intérêt kenn nañu xool intérêt Sénégal te tey intérêt Sénégal mooy Alioune Sall yow waroo woon a dugg ci pétrole parce que yow ñun faluñu la Macky Sall lañu fal Macky Sall nag moo tooñ réew mi loolu mooy dëgg ku wax loolu nga war a wax ku ko waxul it loolu nga war a wax parce que Macky Sall bi ñu lay fal ay bakkan yu bari ñoo rot ci place de l'indépendance place de l'obélisque 23 juin jaar fi sénégalais yu bari dañ cee faatu jaay seen bopp ku ci mel ni Mamadou Diop tey jii yàlla na suuf oyof ci kawam ñu xeex jëlee fi Ablaye Wade jox Macky Sall réew mi ñu am ci moom yaakaar moo taxoon ñu jox ko réew mi kon Macky Sall Alioune Sall warul woon a dugg ci nguur gi loolu mooy dëgg parce que famille Macky Sall waruñoo dugg ci nguur gi parce que loolu moo taxoon ñu sanctionné Ablaye Wade ñun waxuñu ni Macky Sall liggéey na wala liggéeyul dama bëgg ñu dégloonte bu baax ndax réew mi ñun ñoo ko bokk te réew mi kenn ëppale wu fi kenn ñun ñëpp benn nationalité bi lañ am mooy nationalité sénégalais kon te ñun ñëpp intérêt Sénégal rek moo ñu ñor bu dee jàmmi réew mi kenn gënuñu koo bëgg léeg-léeg nag am na ñoo xam ni pour ñu waxante dëgg ay naafeq lañ naafeq mooy naan dañuy taal réew mi kenn mënu koo taal kenn bëggut a taal réew mi te kenn mënta taal réew mi li koy taal mooy ñuy fenante mais bu ñuy waxante dëgg rek réew mi du tàkk te ñun ñii di wax kenn gënuñoo bëgg réew mi li ñuy wax mooy Macky Sall bi ngay xëccoo réew mi da nga àndoon ak ay candidats yu bari ñu mag la fuuf ëpp la expérience ci état sénégalais yi sanctionné leen tànn la jox la réew mi ànd ak yow nga ñu ñëwaat jox la deuxième mandat kon sénégalais yi mérito wuñu seen pétrole génn ñu ciy dégg sa rakk loolu mooy dëgg Sénégal lii ñu leen teg mérito wuñ ko te loolu nag il faut ñu wax ko ak courage parce que mbokk yi nag yonent bi salaay sallam dañ ko laaj ni ko ndax jullit dina fen dañ ko laaj ni ko ndax jullit dina njaalo mu ni bu ko yàlla nattoo dina njaalo ndax jullit dina sàcc mu ni bu ko yàlla nattoo ñu ni ko ndax jullit dina fen mu ni al mu'minu laa yakzibu jullit du fen te Sénégal nag pour te dire la vérité kilifa yi ñooy fen parce que fen mooy nga gis loo xam ne du dëgg nga dëgg ci sa tànk yonent bi salaay sallam nee na as-saakitu anil xaqi sheytaanun ahras képp ku noppi ci dëgg seytaane bu luu nga
tey lii dëgg mooy procureur yow jàpp nga Khalifa Ababacar Sall tëj ko ci kaso bi te ba nga koy jàpp demuñu woon dig jàpp nga Karim Wade tëj ko ci kaso bi kon li ñuy xaar ci Alioune Sall waxuñu ne moo def de mais waruñu woon a xaar ñuy agsi fii parce que li journaliste BBC bi wax Ousmane Sonko wax na ko fi ci livre am ba mu ko waxee rek ci la ñu waroon a woo Alioune Sall convoqué ko parce que Alioune Sall gënul Khalifa Ababacar Sall gënul Karim Wade te ñooñu ay sénégalais lañ comme moom man nag li ma gëm laay wax sëriñ si il faut ñu waxtaan réew mi ñun ñoo ko bokk te réew mi dafa amoon mag ñoo xam ne dañoo jaayoon seen bopp pour Sénégal ba Sénégal am stabilité bi mu am commencé ko par Cheikh Omar Foutiyou dafa gàddu jaas yi xeex ak tubaab bi taxaw def lu nekk ba tubaab bi ni il est disparu mystérieusement dans les falaises de Bandiagara commencé ca Cheikh Ahmad Bamba koroog bi ko tubaab bi woowee fii ñu bugg ko tuumaal dafa taxaw résister tubaab bi kon ñun dañoo am mag ñoo xam ne dañoo mus di bañ Cheikh Seydil Hadji Malick kon sëriñ si tey da ngeen am responsabilité nag bu fekkee ni nag da ngeen ni yéen a donn mag ñi parce que réew mi kenn gëmatul sëriñ ndax boo waxee ñu ne la sëriñ si ay complice lañ loolu la nit ñi di wax parce que boo waxee ñu ne les marabouts sont corrompus man nag kenn gënumaa nekk sëriñ man sëriñ laa ci famille sëriñ laa juddoo lekk àddiyee ba toll nii kon contre ma sëriñ lii képp ku ci waxul billaahi boo jullee du nangu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax Cheikh El Hadji Abdou Aziz daan na ko wax xadis bu wér la nee na man lam yahtamma bi umuril muminina fa laysa minna képp koo xam ne mbiru jullit ñi ni muy doxee yitteelu la bokkoo ci l'islam même bu la yonent bi juree bokkoo ci l'islam kon sëriñ si il faut ngeen am courage bu leen xaar bañ naan le médecin après la mort il faut ngeen am courage commencé wax ak Macky Sall ne ko Macky Sall Karim nu mu tudd sa rakk na dem wuyu ji warul xaar ku ko woo parce que sénégalais yi tey kontaanuñu ci Alioune Sall suñ pétrole du caaxaan pétrole bi avenir u réew mi moo ci nekk def nga wala defoo il faut nga dem mu leer man waxuma ni da ngaa def de mais boo de yow loolu justice moo koy leeral dégg nañ procureur bi wax na man li mu wax gisuma ci sama bopp man en tant que ab sénégalais koo xam ne réew mi moo ma defal lépp te su ma naree trahir réew mi yàlla naa dee dem safara parce que réew mi nag moom la ñu war a jiital ci lépp le Sénégal d'abord parce que monsieur le procureur Alioune Sall da nga ko war a woo mu wax 600 milliards yi ñu koy tuumaal mooy lan maa ngi saluer courage bi nga xam ne Moustapha Diakhaté am na ko Moustapha Diakhaté yow yaay gor pire mooy yow li nga wax loolu la ñuy xaar ci as gor mooy dañoo wax ni famille Macky Sall nañ génn ci nguur gi parce que Sénégal du monarchie mbokk yi dañuy waxtaan réew mi ñun ñoo ko bokk man contre ma Macky Sall ñi ko wër xam nañ ni contre ma ko mais Sénégal moo ma gënal Macky Sall gënal ma ku dul Macky Sall ak keneen ku mel ni moom nañ waxante dëgg jullit boo waxul dëgg boo dee dem safara jullit du fen dëgg mooy Khalifa Alioune Sall da nga war a dem wuy ji 600 milliards yi ñu lay topp ñu leeral ko li Barthélemy Diaz wax nag noble la guerrier la ku gëm réew mi patriote pire la Barthélemy Alioune Sall bu ñu la àttewul fii dinañ la àtte ji bitim réew di nga dem DIC wala nga dem CPI kon teela la dem DIC leeral sa bopp loolu mooy sa jàmm sax mais lii du lu ñuy nëppal du lu ñuy maslaa parce que ñun dañoo sonn ci ay détournement Sénégal depuis indépendance ba tey dañuy détourner suñu alal sonn nañu ci politiciens yi ngeen continuer di lekk deretu réew mi waaw ñun ci réew mi lañ dëkk du ñu xas kenn ndax du xamewuñ ñu xase waaye nag wax day leer képp lu nit wax lu dul ni na Alioune Sall démissionné mook fameem ci nguur gi billaahi boo dee dem safara même bu la yonent bi juree sëriñ si da ngeen a am responsabilité ci wax yéen xalifa généraux yi da ngeen a war a wax
jeunesse su réew mi tey li ñuy xaar mooy Alioune Sall leeral mbiru pétrole man du ma dugg ci technique na xaw ma ko maîtriser wu ma ko mais ku ñëpp tifli nga tooy Alioune Sall mënoo rëcc de même bu la Macky Sall àttewul billaahi dinañ la àtte ñun waxuñu ni yaa def kon jàmm ji mooy ñu àtte la encore une fois réew justice moo ko yor gis nga réew mi justice moo ko yor réew mi dafa am problème man xam naa ni Sénégal niñ tegee réew mi moo am problème parce que réew mi justice boo xam ne dafa dépendre ci président de la république dépendre ci ministre de la justice boobu mënta def li mu war a def loolu bu ñu ko buggee soppi sénégalais yi ñooy toog soppi ko waaye li ñuy wax pour terminer mooy ñun Sénégal rek lañ bëgg te dañoo bëgg a bokk ci ñi assister suñu réew Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu koroog bi ñu koy génne fii lu mu wax dani an akuna shafi'an lil qawmi sama tukki bi leen rek moo ko waral mooy damay dem pour sauver sama peuple tey kon képp ku ni Cheikh Ahmad Bamba nga yaakaar dangaa war a taxaw sauver sa peuple tey peuple bi moo soxla sëriñ si nañ génn wax mouvement yi di wax yépp sëriñ si la ñuy xaar ñu wax réew mi kenn mënu koo taal ñun kenn gënuñoo bëgg réew mi mais taal réew mi mooy naxante ak fen kon loolu mooy wax ji mooy mbir mi dafa war a leer sénégalais yi ñoo soxla mu leer te àdduna bi tey kenn mënta noppiloo nit ñi parce que àdduna bi benn village la tey maanaam li ñu naan village planétaire la li anglais yi di wax naan the world in your hand anglais yi loolu la ñuy wax àdduna bi tey benn village planétaire la même bu ñu la àttewul Sénégal dinañ la àtte bitim réew kon demal Sénégal ñu àtte la te li BBC wax ñu naan tubaab yi dañuy déstabiliser réew mi ñun tubaab yi dañ ñoo mën a déstabiliser tubaab yi Cheikh Ahmad Bamba tëbal leen ñu génn réew mi Cheikh Omar tëbal leen ñu génn réew mi ñun ñuy seeni sët ñu naan dañuy déstabiliser mënuñu ñu déstabiliser loolu waxi naa fekk la li ñu wax mooy sunu pétrole na leer loolu ça n'a rien à voir ak ay multinationales loolu il faut mu leer bu loolu passé autorisation bi nga xam ni marche la nga xam ni dañ ko maye ci constitution réew mi nga xam ni Macky Sall mi dafa marche ba jël réew mi man maa nga woon place de l'Obélisque le 23 juin kenn jiituwuma fa woon dañoo marche ba jële fi Ablaye Wade tey bu ñu nee marche ñu jël police ak gendarmerie yépp wàcce armée réew mi ci place de l'Obélisque loolu c'est honteux ci Sénégal dellu na ginnaaw ci démocratie parce que nit ñi nañ leen bàyyi ñu exprimer wu wax li leen naqari sinon bu ñu exprimer wul ci làmmiñ dinañ exprimer wu ci jëf loolu mooy dëgg nañ bàyyi nit ñi ñu wax li leen naqari nit ñi nañ leen bàyyi ñu exprimer wu loolu ki yéen ñi jege président bu ko dimbali wax leen ko loolu Benno Bokk Yaakaar ñu ngi dégg ngeen di jaxase di def ay amalgame naan affaire bi affaire politique la loolu yi du affaire politique am nañu wooteel Macky Sall falaat ko te tey d'accorduñu ci Alioune Sall li muy def parce que Alioune Sall war a dugg ci nguur gi ñu ngi xaar Alioune Sall nga am courage nga démissionner nous réclamons la démission d'Alioune Sall immédiatement parce que loolu mooy dëgg réew mi kenn mënu fee tere marche plateforme bi nga xam ni dañ leen di tuddee xam ne aar li ñu bokk noonu lañ ko tuddee aar li ñu bokk man maa ngi ci biir te gis naa fa sama bopp te képp kuy ab sénégalais tey gor tey noble war nga cee gis sa bopp Imam Kanté ñëpp xam nañ ko nit ku baax la réew mi rek ku ko ñor te moo nga nekk ca kanam kon lii du affaire politicien maa ngi lancé un appel solennel imam yi Sénégal yëpp nañ ñëw dugg ci plateforme boobu te mbokk yi bu ñu naxante am na loo xam kenn du ko maye dafa am benn waxukatu arab bu mag bu ñu wax Abul Qasim Ash-Shabi dafa waxoon ni iza sha'bu yawman arada al xayaa fala budda an yastajiba al xadar nee na bépp peuple boo xam ni da ngaa bëgg moom sa bopp il faut nga fekki dogal yi tey mooy utiliser wuñu violence na leer dogal yi mooy ñu revendiquer suñuy droit mooy suñu pétrole lu réew ak avenir réew mi duñ ko def ci ay poos pétrole bi farata la du sunna kon actualité de la semaine a ngi noonu encore une fois réew mi jàmm rek a fi am kenn mënu ko taal ñu ngi saluer courage bi nga xam ni Moustapha Diakhaté am na ku bëgg a dimbali Macky Sall li Moustapha Diakhaté wax ngay wax famille Macky Sall nañ génn ci nguur gi ndax faluñu leen Macky Sall lañ fal te mbiru pétrole bi nag kenn mënul fexe ba du leer waaw kenn mënul fexe ba du leer day leeree
in uridu illa al islah wa ma tawfiqi illa billah wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu